xam nga footballu Sénégal dafa xaw a metti li tax mu xaw a metti football xaalis moo koy yor léegi football mooy dox donc boo amul yenn moyens da ngay sonn mun na dal ku ne nag équipe bu mel ni Jaraaf dafa amee moo tax yeggul foofu quoi donc comme li nga wax rek ay ñaay SIB Jal Diop boo xoolee ba ci même police waaw même police ay douane SIDEC équipe yooyu yëpp amoon na waa donc football moo demee noonu waa boo demee ba amatuloo benn année bi moom dafay metti waa dafay metti te dañu toll fa nga xam ne ci football joueurs yi ay mercenaires lañu waa bokkul ak par rapport ak ñun bi ñuy joué presque boo xoolee genn wàll gi yëpp Médina lañ dëkk ñëpp bu ma la cité loon ay non ñëpp Médina lañ dëkk metti woon na trop amuñu woon salaire da nga daan pare football 500 lañ lay jox paas nga ñibbi mu metti da ngay jóge Louga ñëw bu oto bi wàccee Kër Jaraaf ku nekk 500 lañ leen jox ngeen ñibbi lendemain bi ngeen ñëwaat entraînement mais léegi loolu amatul booy koo ci fayul du football. suñu problème suñu biir la parce que tamit boo xoolee footballu Sénégal bi mu waree gagné Coupe d'Afrique mooy biñ ko njëkkee organiser fii te période boobu suñu compagnie ay ñoom Mbaye Sylvain ñun Victor jeunes yi ñoo ko waroon jouer mais boobu temps comme grand yi ñu ngi woon ci ay club yu mag nekkoon fin de carrière suñu offre yi yóbbu suñu entraîneur ba gëmul woon booy yi parce que man su ma toogee di def sama autocritique bu bopp comme quoi que ni joué wu ma Coupe d'Afrique man daf may jaaxal ku mel ni man ku mel ni Siré Dia bari na damay toog daf may metti mais damay xool dama naan mbiru yàlla la pour ñu gagner Coupe d'Afrique dina metti trop ah c'est un peu compliqué bi ñu rëcc bi passé rek yomboon na mais yàlla def Algérie gagné ñu man sax boo gisee sax joué wu ma Coupe d'Afrique période bi ma demee dëkku naar yi dañ ne ku dem foofu du football donc yow sa teraanga bu nekkee foofu nga nekk foofu am fa contrat nan ngay def munoo jóge foofu ne damay jéem a dem Europe pour jouer Coupe d'Afrique munul nekk donc foofu tam dañu juum ci côté boobu parce que période boobu dañ daan bokk ak ay Ghanéens ay Togolais ay Nigériens seen équipe nationale di leen woo te boo xoolee moment boobu ci suñu joueurs yëpp ñu ngi woon foofu Victor benn Coupe d'Afrique la joué 92 bi après ci dëkku naar yi la dem kenn woowatu ko donc mu nekk lu doy waar quoi. football dafa am ay pàcc yu bari yi ci nekk période bii ñu toll nii football dafa am doole trop képp ku am njaboot bëgg nga sa doom football jeunes yi li ma leen di conseiller bu fekkee ni mën nga ci tuuti na nga ko téye fukki loxo parce que situation yi mu mën a régler dafa bari donc na nga nelaw bu baax entraîner respecter nit ñi loolu ci la bokk ba pare gëm sa bopp boo joué nawetaan def match yu baax ba nit ñëpp ciblé la demal ci club yi ñu rectifier la jàngalaat la critiquer la parce que ñun biñ ci toll ci nawetaan bi ma ñëwee Jaraaf exemple damay joxe exemple bi ma ñëwee Jaraaf suñu paree match dafa amoon réunion de critique chaque lundi dañuy toog ci classe yi bu école yi wàccee ba pare dañuy toog ci classe yi bu ñu toogee mel ni kuy jàng jour yëpp paa yi ñëw taxaw critiquer jour bu nekk match bi lii nga def c'est pas normal dañuy dem sax ba di wax ba nga xam ne exemple yow boo dee merkat da ngay mer parce que dañ la naan sa papa moomul équipe bi nangam fii équipe bu Jaraaf la yaru yeewu yeete donc jeunes itam foog ñu def loolu. Boucounta parce que moom laa jëloon coupe du Sénégal donc moom nekkoon naa à l'aise ak moom parce que peut-être dafa gëmoon joueur bu am qualité te utiliser wuloo ko daf lay pousser da lay yokk doole di la gëmloo ni da nga war a def lii parce que li nekk ci yow xamuloo ko donc moom it entraîneur bu ma gën a marqué la quoi Boucounta Cissé. dirigeant yi ndem si yàlla Demba Sall ñaa foog ñun tamit ñu nangu def benn affaire ci football parce que loolu moo am joueurs yi joué ci club yi nii rek doyuñu africains yi comme ay Eimba wala ay Tout-Puissant Mazembe dañuy recruter ay joueurs te recruter joueur bi foog nga nangu génne xaalis da ngay nangu génne xaalis parce que football moo toll foofu mais boo bëggee ñëw
qualifié exemple Coupe d'Afrique nga bëgg a jël sa équipe bi nekk fii rek yóbbu ko niveau bi rek gars yi dañ leen di ëpp niveau dañ leen di ëpp niveau foog ñu nangu fay génne xaalis fay joueurs yi Sénégal war nañu dem bay fay joueur 1 million 500 joueur championnat parce que loolu mooy tax football bi yéeg ci benn niveau bi li tax loolu joueur bu jouetul nekk France ay Ligue 2 wala Ligue nangam war na mën a dellu siwaat fii wala ñu nekk Tunisie ñu nekk Maroc ñaata joueur lañu nekk ñoo nekk ci biti dañu bari donc bu ñooñu ñëpp bu ñu ñëwee dellu si fii di am salaire u 1 million 500 exemple championnat bi day gën a relevé day gën a am doole donc loolu tamit problème la si équipe yi GIA moo ko fi defoon def ay recrutement yu baax fay ay joueurs 1 million 800 000 bi mu ko defee rëcciwu ko dem na ba benn niveau bi Arabie Saoudite bon joué naa fa 6 ans defe naa yàgg naa fa trop quoi après bu ma jógee foofu dem Koweït def 4 ans waaw après dem naa Dubaï def fa 2 ans jóge foofu dellu siwaat fii bi ma dellu see fii joué ay defe naa 2003 bi la jóge fii dem Bulgarie def 2 ans foofu kusu moom mënu ma leen bañal dara dama naan ñoom moom waaw doon na metti daan naa dégg critique bu nekk dafa ñàkk fayda warul def lii nit ki boo ko déggul ci leneen ci football rek lay nekk loolu la xam loolu la màggee donc waa kusum daal dama leen di bàyyi ak sama bopp quoi parce que ñoom vraiment sama lépp lañu mënu ma leen bañal dara pour bañ leen nëbb milieu bandi neexoon na ma milieu bandi mooy lan bokk ànd ak gars yi nii mais musuma tux musuma naan donc loolu damay sant yàlla quoi parce que li ma daan ànd ak ay defkat yëpp am naa benn lu nekkoon sama bopp bu nekkul woon sama bopp da ngay passer à côté donc loolu rek daf ma daan dooleel tamit parce que même boo doon jouer nawetaan tamit gars yi dañ doon xam ni yow da nga am gang ba nga xam ne ñoom ngay nekkal loolu tam daf lay dooleel. conseil bi ma leen di jox du ma ko jox jeunes yi sax dama koy jox kilifa Médina yi parce que dañu dem ba amatuñu terrain football fii dafa metti déjà terrain bi ñu daan dooleel bu jaraaf bi sax amatuñ ko te war nañu def la nga xam ne suñu équipe boobu dafa war a dellu si di entraîner ci biir Médina parce que loolu dafa daan liggéey lu bari ci équipe bi donc amatuñu loolu yëpp tamit dafay metti parce que mën naa ne ñi fi nekk bu ñuy seetaan yenn joueurs yi dëkk Médina ay match ba match la ñuy dem stade seetaan nii du ñu xam état bi joueur bi toll par rapport ak bu njëkk ñun bi ñu fi nekkee école Médine day fees del waa Jekkoog waa Médina waa 23 ñëpp fay ñëw ñëpp ku ci nekk nag boo gëstoo gis ñooñu daf lay dooleel lu bari donc peut-être tam loolu dafa manqué ci boy yi waa ku mel ni booy Fathie bon mbiru yàlla la tamit li mu mën ci football li football di laaj yëpp am na ko li football di laaj yëpp bon xëy na nag daf ci damay wax ni daf ko xam nga dëgg boo koy wax doo ko caresser da nga koy laal daf ko fulaalul nit da ngay fulaal li ngay def boo ko fulaalee rek li nga bëgg da nga koy jot même bu la nit ñi di critiquer booy bi dafa ñàkk fay ñëpp mënuñu ko waxandoo mais Fathie tey toll na ci niveau ba nga xam ne dafa waroon xëccoo place ci équipe nationale bi fu ñu wootee war nañ ko woo même bu dee locaux la exemple damay joxe ci Siré Dia fu ñu woote woon dañ koy woo ba Sénégal Mali bi muy dem bokk ci sélection bi dafa ñëw fu laal boppam 12e la dugg mais moom moo dugal bii bi moom ci boppam biñ ko njëkkee woo ci sélection bi jotante nañ téléphone benn kàddu la ma njëkk a wax mu ne ma grand pour nga xam pro yi foog nga bokk seen biir mu ne ma bu ma téye bal bi ak sama qualité technique ñemewuñ ma marqué loolu fulla la waaw fulla la mu ne ma damay téye bal sama premier touche de balle biñ ma gisee ma def paqueté tak bu ma leen fixé dootuñu ñëw jour nag da ngay am fulla donc jeune Médina yi dama leen di wax ni daal football boo ci nekkee na nga ko téye fukki loxo waaw am na la nga xam ne mbiru banditisme nga jël ko teg ko fële waaw parce que dafa am lu xew léegi mooy comme li Sadio Mané def macha allah ku ci nekk bëgg nga am lu mel noonu fulaalal sa bopp ñafe affaire bi warul yomb warul am branlon yow yaay demal sa bopp ñafeel sa bopp mooy lan même bu dul Jaraaf nga dem ci beneen club ñu defaraat la bu baax waaw donc loolu laa xam. centre de formation yi dañu ñëw indi benn système bu bees
ba dafa tax joueurs yi doon rang ci équipe bu traditionnelle yi boo nekkee booy sax da ngay bëgg a dem jàmbaar wala da ngay bëgg a dem génération foot donc ñoom it ñu indi benn affaire centre de formation dafa am solo ci dëkk football moo toll foofu nit ki da nga koy former bu mënul dara da nga koy yokkal du question dafa mën dribbler mën crocheter nga ne ko bàyyi lii mën na lii yokkal ko donc loolu tamit moo dooleel équipe bu kii yi ay génération foot ay jàmbaar loolu moo leen dooleel donc ñun si équipe suñu équipe yi war nañu gën a liggéey ba créer suñu centre de formation bopp parce que mënuñu toll ci ñun bi ñuy fubal ba léegi suñu papa yi bi ñuy fubal ba léegi même kii bi la mënul nekk xam nga da nga wax waxu âge te bon ñun ñëpp xam nañ fii ni muy demee même centre de formation yi fii amul ku dul wàññi bon peut-être suñu compagnie gi man ngaa bu suma wàññi parce que peut-être li ma teel a football la par rapport ak comme li nga wax noonu boo gisee tamit centre de formation yi dañu dooleel équipe nationale dañ ko dooleel parce que boo gisee gars yi di jël foofu léegi ñi fay nekk âge bi ñu fay duggee li ci ëpp seen âge la donc loolu tam mu ngi ci par rapport ak léegi da ngay xool club yi ñi fay ñëw ñëpp exemple damay joxe exemple critiqué wu ma Jaraaf wala dara tey jii man sama philosophe ku ma mënul jaay soxlawu ma la football moo toll foofu mais y a des joueurs ya nga xam ne dañu nekk foofu li leen fa indi mooy salaire parce que foofu la ñuy gën a faye loolu nag daf ñuy sonal soit ñu def benn affaire jël suñuy junior wala suñuy cadet tàggat leen ba ñu mën a dëkku ñu nekk ci centre de formation yi parce que loolu mooy indi loolu centre de formation yi tey jii Jaraaf buy joué génération foot da ngay gis booy génération foot bi 100 à l'heure la ñuy daw du bokk ak ka nga xam ne dafa ñëw âge bi mu yor nga bëgg mu defal lool mais soit lenn ñun ñu nangu ne dañuy liggéeyaat pour Jaraaf dañ koy defaraat bi mooy lan ay jeunes joueurs la ñuy wut jël ku ñu mënul jaay loo koy doyee bu dee loolu la man mun naa continuer jouer ba léegi donc loolu tam mu ngi ci da ciy jouer trop. football moo laaj loolu boo gisee tey jii même au niveau exemple Messi buy dugg sax da ngay gis adjoint entraîneur bi ñëw yor tableau bi di ko won te pourtant am na ña nga xam ne dañ naan kii kenn waru ko won li mu def noonu la mais football moo laaj loolu te nit ki foog nga koy tàggat ci loolu. centre de formation yi loolu la ñu ëppalee jàng boobu ñuy def au tableau di def séance vidéo yooyu c'est très important ci football ci ngay mën a rectifier ku ne ñun bu njëkk mooy exemple bi ma joxe sànq ne la chaque lundi da daan am réunion de critique donc amuñu woon tableau yooyu pour mën a def loolu mais paa yi ñooñu doon critiquer parce que paa yooyu ñooy seetaan match yi ñoom ñoo ñuy wax diw match bi li nga def nii nangam donc football moo toll foofu. donc buñ ci bëggee génn yenn club yi foog ñu def loolu daal laa gis. Covid 19 bi dañu waxaat lan la ñu wax ku nekk na toog këram ñu respecter distance yi di raxas suñu loxo tout le temps bi mooy lan saa yoo génnee bala ngay dugg sa kër na nga raxasu parce que lépp lu lay aar da nga ko war a jàpp ak fukki loxo donc di ñaan yàlla na ko fi yàlla jëlee. di leen nuyu yéen di leen gërëm vraiment di leen ñaanal li ngeen bëgg yàlla na leen ko yàlla defal fi ngeen bëgg yegg yàlla na leen fa yàlla yeggal donc di gërëm waa Médina yëpp di féliciter tamit femme bi nga xam ne moom fii ku ñuy wax Dieynaba vraiment liggéey bi mu def nii ñun waa Médina dañ ci kontaan parce que lii dafa manqué woon Médina tey jii émission bii ñu indi defee ko fii du ma ne budul woon moom mais daf ma ubbil buntu yëpp. heure bu ma ko wax mënoon naa ko woo sax wax ko mu ne ma noo kalewu ma heure bi wala nekkuma fi wala nangam mais daf ma ne lépp lu ñuy def ci Médina dama ko teg sa loxo lu ñu bëgg a def lu ñu la wax loo wax noonu la donc vraiment dama koy féliciter di ko remercier bu baax a baax quoi. Dak Médina mooy suñu site ca kaw sa kanam.